jërëjëf asalaamaaleykum chers amis téléspectateurs et internautes qui nous suivent sur la TMS TV. Merci à ce rendez-vous pour un plateau spécial boo xam ne dafa am lu ko tax a jóg ngeen gis en image le grand marabout, le chef suprême des marabouts, le roi de la médecine traditionnelle, celui-là qu'on a surnommé l'empereur El Hadji Thierno Moulay Sow, bien assis. Et soo leen xoolee le décor a un peu changé parce que ngeen gis en arrière-plan des patients avec aussi des accompagnateurs ñu ñëw pour les besoins en tout cas des consultations yi nga xam ne marabout bi war na ko amal léegi. Pourquoi je dis donc plateau spécial? dafa am suñ benn jigéen nekk kenn ci sëriñ bi di taalibeem di léppam nekk aussi di taskati xabaar bu ñëpp ràññeeku et tout à l'heure dans la présentation di ngeen xam le capital d'expérience qu'il a eu à accumuler pour avoir fait plusieurs organes kooku mooy kan mooy suñu jigéen Oumy Ndoye ici présente. Pourquoi la présence de Oumy Ndoye? tey dañ ne le marabout El Hadji Thierno Moulay Sow c'est aussi l'homme des grands événements et c'est pourquoi Oumy Ndoye en tant que talibé mais tamit suivre marabout bi ci li muy liggéey yépp mu ne tey l'immensité en tout cas du savoir du marabout, l'immensité de ce qu'il a réussi en tout cas dans le monde de la médecine traditionnelle moo tax mënuma bañ a bind livre ci moom. livre bi nag dina ci ñëw léegi 3 tomes la koy def. Premier tome bi moom moo pare mu war ci jukki un document de 150 pages boo xam ne nii dina ko remettre à titre symbolique le marabout. Oumy Ndoye pour ñi nga xam ne nii xëy na dañ ko daan dégg. Elle a démarré d'abord par la presse écrite maanaam taskati xibaar ci bind la commencé. Ensuite, Info 7 aussi a bénéficié des services de Oumy Ndoye, le journal, le Témoin, ak aussi cette grande chaîne de télévision, la première chaîne de télévision privée du Sénégal, la 2STV aussi a eu à bénéficier de l'expérience aussi de cette dame que je vais nommer Oumy Ndoye. Yemul foofu de. Parce que aussi quand elle est journaliste, elle est journaliste transversale mu ne dama ciy dugal presse en ligne aussi def na presse en ligne mais aussi elle a ouvert une parenthèse à la radio la 103.1 muy FM Sénégal bu Bécaye Mbaye boobu et d'ailleurs moi c'est un plaisir de la retrouver parce qu'on a eu à travailler pendant très longtemps dans cette radio. Elle était rédactrice en chef. Yemul foofu aussi SeneNews tamit bénéficier de des services de Oumy Ndoye mais aussi Dakar TV servir na ko ak télévision boobu nga xam ne nii ce grand opérateur économique moo ko ubbi ak Kaolack muy Serigne Mboup muy Saloum TV aussi Oumy Ndoye TVS waaw moom la ñuy wax Saloum télévision Oumy Ndoye aussi liggéey na foofu. Donc voilà ce capital d'expérience bi ma doon wax léegi tey moo tax mu bind livre. Defe naa ne kii su bindee livre war na bind livre su ko bindee ci koo xam ne daf ko xam gis ay kiraamaam yi muy def gis liggéey bu rafet bi muy def gis aussi tamit maxamam ak kiraamam fi nga xam ne ni toll na fa tey. Moi je crois que tey Oumy Ndoye elle ne s'est pas trompée quand même en choisissant El Hadji Thierno Moulay Sow pour dédier ko benn livre boo xam ne nii tey commencement bi rek la. Mais sans plus tarder damay bàyyi d'abord sëriñ bi mu nuyoo ba pare su nuyoo ba pare après nag ñu jox Oumy Ndoye moom tamit vraiment mu nuyoo introduire. Maintenant bu ñu demee nag après s'il y a des questions danañ jox suñu jigéen Ngoné Dia Moustapha aussi bu amee question yi muy posé avant ñu ñëw maintenant sur la remise symbolique sëriñ bi ñu jox la kàddu. macha allah alhamdulillahi rabbil alamin auzu billahi mina shaytaani rajim wala xawla wala quwwata illa billahi azim
gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokk jullit yi fi toog ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu équipe bi aussi waa TMS TV yëpp ci kaw ba ci suuf ñoo ngi leen di nuyu bu baax macha allah di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan à travers TMS TV di nuyu soxna Oumy Ndoye macha allah ñoo ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm di kontaan bu baax a baax ci bés bi tey macha allah ñoo ngi lay dalal jàmm déglu la ba pare macha allah ñu daal di ñëwaat doyen macha allah. voilà jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo introduction bi kon nag sans plus tarder maanaam tey yow yaay l'invité du jour Oumy Ndoye ñu ngi lay bàyyi yow tamit nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan à travers la TMS TV. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar waaye di beral nuyoo ak ziar sama sëriñ sama wasila sama wéeruwaay sama lépp fépp ni ma koy waxee jëmm ji dafa sore ci man jëmm ji dama ko bëgg amewuma ko jëmm ji te li may wax je l'assume moo ma gënal sama yaay moo ma gënal sama papa waaw dama koy wax ku leer naañ je l'assume jëmm ji nit soo ko bëggee da ngay bëgg foo toll di ko wax waaye comme jotee wuñ ci moom mënuñu ko gis ni ñu koy bëgg di gisee ñu bind livre ndax li may wax rek yenn saa yi ma way ko ndax damay toog mbëggeel gi nekk sama xol laadul mën téye mooy génn ma way yenn saa yi ma bind c'est-à-dire damay exprimer man sama mbëggeel gi ma ko bëgg man moom laay way wala ma koy bind ndax loolu laay yëg muy jëmm joo xam ne nag mën naa ne rek yàlla moo ma booleeg moom ndax man ni ma ko xamee sax dafa yéeme man sama benn sœur laa demoon seeti may yóbbul doomam cadeau d'anniversaire ma fekk leen ñuy seetaan benn film inde bu tudd Shri ma naan leen ay waay Shri lii moom affaire u jinne rek la mu ne ma jinne ngay wax Sénégal am na fi kuy jàpp jinne ma ne ko jàpp jinne jàmm mu ne ma waaw boo demee ñibbi da ngay def TMS TV ma dem comme vendredi la woon ma def li may def yëpp ba tëdd gëmentuuma sama xel dem ci ma jàpp TMS jour boobu ma yem ci vidéo bu ñuy wax Astou Sène grande dame ma seetaan ko tiit ba nelaw ma mais ma gëm ko guddi gi keroog boobu 9h ba 8h du matin TMS laa doon seetaan vidéo bu jeex ma seeti beneen vidéo bu jeex ma seeti beneen ba ma fa jógee nag ma am lu ma yëg ci moom ci cofeel ndax dama ko bëgg gëm ko ci saasi ma ni nag kii foog ma dem seeti ko ma koy woo ma jël numéro téléphone bi di ko woo ma koy woo pendant 3 jours jotuma ko léegi nag su ma daan liggéeyi comme sama ordinateur laay liggéeyee damay jël écouteurs yi teg ko sama nopp làq sama téléphone di déglu su ma àggee ci passage bu ma intéressé ma jël téléphone bi xool tegaat di déglu toute la journée noonu laa doon def ndax vidéo yi bëgguma woon benn raw ma jékki-jékki rek si benn vidéo ma dégg mu naan man ku ma gëm te bëgg ma soo ma woowee danga may jot ma ne ah bon tey laay xool man ndax lii may yëg dëgg la wala du dëgg ma jël sama téléphone woo ko mu sone ba jeex jëlul ma insisté woote waat rek mu wuyu keroog ba mu wuyoo dama doon yuuxu dama tiit kontaan di yuuxu ndeysaan moom mu teey déglu ma xaw ma sax lan laay wax ma ne ko dama laa bëgg a gis mu ne ma ñëwal mu jox ma fi rendez-vous un vendredi ma ñëw vendredi bi fii fekk fi Alseeni ndeysaan mu dalal ma jour boobu damaa xëy liggéeyuwuma ndax bañ naa sax liggéeyi ñu sant ma fa dara ma raté rendez-vous bi damaa porté malade liggéeyuwuma ma ñëw mu woo Alseeni ne ko naa ñëw këram Alseeni yóbbu ma Sicap Foire ma toog di ko xaar waaye jëmm ji ay keroog bi mu dugg see dama koo gis melokaan boo xam ne damaa àgg suuf loolu moo tax boobu ba tey fu ma ko gis man damay àgg suuf man ñemewu ma mu toog ci kaw may toog ci kaw xalaatuma ko mu nekk nit ku baax nit ku laabiir nit ku am yërmande ma gis œuvre am man ni ma koy xoolee ma ne lii dafa war a des ci postérité lii warul nax saay lii génération yii di ñëw dañ kaa war a gis àdduna bi yëpp dañ kaa war a gis na xëy na olof bi ñi ñuy laaj saaliwu sax ak ñëw ne di traduire mais li ma ci jublu mooy àdduna bi yëpp gis li muy liggéey ndax àdduna bi yëpp xam nañ ko waaye xëy na ñëpp dégguñu wolof loolu laa si jublu
ma ñëw laaj ko ci ndigal mu jox ma ko ma sóobu ci mu nekkoon nag liggéey bu metti ndax courte carte yi moom mayuñu ma dara yenn saa yi ma jooy woo ko mu ne ma nekk ci rek ko ànd ak man du ragal ma takk sama fit mais gis nga dernier jour yi bi may bind damay tëdd ndax sama ndigg bi mënul ma woon sax toog ne damay dajale coussin yi teg ko parce que xamoon naa ni pare naa te léegi moo war kaa joxe nu yokk seen loxo man tam ma yokk sama loxo rek ba tey jii maa ngi koy indi mu nekk jour boo xam ne jour mbégte la bu rëy 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 wax dëgg yàlla kontaan naa trop. d'accord Oumy. jërëjëf Oumy def naa introduction bu leer na mais man li ma la bëggoon laaj parce que nit ki sooy bind livre ci moom am na lu la motiver dama il faut nga ñëwaat ci motivation bi beneen bi mooy maanaam est-ce que amoon nga ay information yu doy ci sëriñ bi parce que nit ki booy bind ci moom da ngay may information maanaam suivre ay jaar-jaaram suivre loo xam ne lépp mu ngi koy def pour nga mun ko condenser ci livre bi comment tu as pu faire vraiment pour avoir tous ces éléments-là pour pouvoir faire un livre sur Thierno Bamba. waaw mooy li may wax rek man li ëpp ci sama ressource vidéo yi la parce que vidéo yi boo ko toppee di nga ci glaner information yu bëri léegi nag lu ma soxla approfondir dama koy woo wala bu jàppee dama koy vocal WhatsApp su féexee mu tontu ma téye donc noonu lañ doon communiquer yenn saa yi bu ma ñëwee fii ma laajaale ko mu tontu ma parce que amul jot te dama doon am kersa vraiment di ko déranger ak ay appel léegi dama koy bàyyil rek vocal WhatsApp ma continuer léegi heure bu ma jotee rek su ma waxee ma delluwaat comme ordinateur la donc da ngay mën di dugal fu la neex am na tamit benn moment ajaratu Mariama Camara veillu ngénte prince man dama faa demoon parce que dama ni woon damay dem tarbiyu foofu bu dee liggéey am na ma liggéey fa faf ajaratu Ndey Cheikh ay traiteur la woowoon mais ma fekk fa soxna si ma toog di waxtaan ak moom donc moment boobu ci laa profité tamit laaj ko lu bëri ma téye loolu c'est-à-dire ñëpp daal ñi nga xam ne soxla naa seen intervention rek communiqué nañu par WhatsApp wala bu ma leen gisee ma laaj leen mais li ëpp ci information moom ci vidéo yi laa ko jëlee. Merci. L'autre question mooy ça t'a pris combien de temps maanaam ñaata temps la nga def maanaam pour bind livre bi. alors livre bi 1 an pile la def. parce que man sëriñ bi ma koy xam maa ngi fi ñëwoon je pense le 26 août daaw mais boobu veille tam xarit la woon je crois parce que bi ñu jógee këram daf maa indiwaat fii ndax jour boobu dafa waroon rey benn nag mais ñu toog mu defar nag bi jox ma ci mbuusu ndawal boo xam ne togg naa ci weer jeexul ma naan kii moo xër ba pare tegal ma ci paas taxi vraiment teral ma teraanga koo xam ne man su ma ko bëggoon fukk keroog mën naa ne 100 laa ko bëgg ndax nit mën nga koo bëgg nga ñëw ci moom mu defee noo xam ni dangay ragal mais damaa ñëw ma gën kaa bëgg te bëggeel googu saay bu ma xëyee day yokk. waaw bul yàq plateau bi nag léegi li ma lay laaj je sais que elle est très émotive Oumy bind ci Alaaji Thierno Moule Sow yomb na wala yomb na. yombul bind ci moom yombul mais man dama ko defoon comme jihaad parce que dama ne comme am naa ci ndigal dama ciy dem ba jeex c'est vrai que man yàgg naa bëgg bind livre mais am na ay manuscrits inachevés ndax man dama bëgg a bind mais bii jihaad laa ko def mu nekkoon lu metti trop parce que courte carte may ñu ma dara moom xam na ci dara may ñu ma dara yenn saa yi comme man guddi gi laay gën a am inspiration guddi gi damay fanaanoo bind du ma nelaw ma bind ba 6 heures du matin ma enchaîné jug yóbbu sama doom mu jàngi man ma dem liggéeyi léegi su ma demee ba am benn moment ubbi sama ordinateur pour corriger waat li ma bindoon du ma gis dara dañuy effacer lépp la ñuy dindi ma jooy xaj ndax damay xam ne dafa metti mais su ma toogee ma bindaat damay bindaat lu dàq li ma bindoon sax léegi nag benn instant ma pare woon merci président ndeysaan président dafa baax benn instant ma pare woon bay corriger ñu effacé waat lu bëree bëri noonu liñ ma def yëpp mais man du ma sonn comme sëriñ bi daf ma ne nekk ci dama ciy nekkaat rek ba nii bi ma paree période bi ma pare ma ne du hasard man septembre laa fa demoon jëli ndigal mu jox ma ko ma bind ko te septembre laa pare
parce que fi mu ne même bu ñu nekkee ci nu mu tuddati ñoo ngi nii ci septembre quoi donc fin août laa ko pare ñëw kon 1 an jour pour jour te dama defoon benn tome mais mu bëri ma xool bi ma ko waree defal remise bi ma ne non dama koy éclater ma def ko 3 tomes léegi man 3 tomes bi sax ba ma ko waxee daf ma ne mooy ñetti Thierno Moule Sow yi ma ne ko man bàyyi ma ci woon xel sax bàyyi ma ci woon xel sax keroog toog naa lu yàgg ma ne yàcc ma ne non lii daal kéemaan la wallaahi léegi nag tey laa ñëw def remise bi mu nekk bés boo xam ne mën naa ne bés bi gën a neex ci samay bés la ndax jëm ma ji amatoo ko gën baa ko sut ci kaw suuf am. merci Ngoné Dia tey defe naa ne yéen am ngeen maanaam am ngeen honneur bu mag. pourquoi parce que moom elle est membre de l'association Darou-Laye Family nationale yow nga bokk ci association bi le président Alpha Séné gis nga ko léegi moom tamit alors tey yow defe naa ne am na looy contribuer par rapport ak lii nga xam ne nii seen membre moom moo ko defal seen sëriñ. waaw macha allah mbokku téléspectateurs yi di leen nuyuwaat di jiital nuyoo bi toujours si kilifa gi le roi médecine traditionnelle di nuyu patients yi ñëpp ñi fi nekk di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Mindooy suñu président Al Séni macha allah lii dafa nekk mbégte boo xam ne ñun membre association bi suñu mbégte la ñun ñëpp. ndax tey lu dem ba mel ne écrivain journaliste écrivain sax laa koy wax parce que chaque jour dama koy wax parce que Thierno Moule Sow fii ñoom Cheikh Anta Diop nekk écrivain yi jaar ñu mag ñi nga xam ne dañu def dara bàyyi ko fi kon moom ci loolu la war a bokk parce que moom dafa marqué empreinte am ci histoire Sénégal du ma ne histoire Sénégal mais dama naan d'Afrique histoire du monde parce que c'est la première fois mooy li ma ci saa su ne yàlla mënoon na ko def japonais yàlla mënoon na ko def tubaab mënoon na ko def américain kon ñun bu ñu soxlaa lu mu métti dañuy xuus wu jëli ko waaye nag yàlla da ko def muy doomu Sénégal defi loo xam ne mag ñu baax ñi dañ ko fee def ñoom Cheikh Anta Diop ñeneen kon kii bibliothèque la du jeex sànq bi ngay wax naa la ne nga ne ma am na lu mu bind dama bind ba ci li mu indi ma ne ko am na loo fàtte te chaque jour da ngeen di dégg ma ne am na leen loo xam ne du waxu rajo du waxu télé ndax suñu bàjjen bi wax na ko kon Thierno Moule Sow ay misaalam yi mu indi ci bu muy gane si àdduna dafa bari kon nag bu ñu demee ba yow ngay membre bokk ci association bi macha allah bind livre jëmale ko ci suñu sëriñ bi dañuy kontaan am mbégte mu nekk loo xam ne ci histoire u Sénégal kenn dootu ko fàtteeti macha allah ndax Thierno Moule mii mosoo dégg kenn ku tudd Moule Thierno Moule amul. c'est la première fois ci histoire du Sénégal wax naa leen ko ma ne ko boobu tur ci digg ginnaawam la nekk bu muy judd da ko indaale wax naa la ko nag wax naa lu bari macha allah Thierno Moule du hasard kon nag boo demee ba nekk membre bind ci ki nga xam ne macha allah ku dem ba ne moom loxo yàllaa ngi sama loxo yàlla daf ma jox kun fa yakun bu mu ne kun yàlla ne fa yakun nga xam ne kon kii du ay caaxaan kon nag macha allah doyen ba ci kanam. merci beaucoup c'est vrai. Je sais que c'est... Oui, Moustapha, vous avez une question? jërëjëf Abdou Aziz Diagne ñu ngi nuyu assistante bi di rafetlu toogaay bi waaye balaa loolu dañuy ziar l'empereur le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow di ko ziare di ko jox wàccuwaayam di rafetlu également soxna Oumy Ndoye li mu bind. alors dégg naa sax yaa ngi wax ñetti Thierno Moule am na ñuy wax Thierno mais xam nga Thierno sax boo ko gëstoo ba ci biir Thierno du tur xam nga da ngay dégg ñu ne la yonentu yàlla suñu borom da ngay dégg ñu ne la yàlla suñu borom yooyu yëpp ay titre la Thierno nag bugguma monopoliser la parole mais bu ñu xóotalee ba xóot di nga gis ni Thierno du tur maanaam ab titre la ab dayo boo xam ni nekkul ni ku nekk rek mooy tudd Thierno même boo demee sax ci Haalpulaar yi boo leen laajee ñoom danañ la wax la définition de Thierno waaw loolu Moule Dande aussi defe naa ni lu yéeme la ay kéemtaane la pour dëggal rek li nga wax alors sama question mooy soxna Oumy yàgg nga bind livre xam nga ni bind livre du caaxaan te nekkul ni livre ku ne rek nekkul ni dañuy bind ci moom ñaari question yaa la amoon yu ma lay laaj mooy tëboo tëb rek bind livre ci sëriñ bi
lan moo la motiver lan moo la pousser nga xëy rek bind livre ci Thierno Moule Sow. Deuxièmement mooy livre bi je sais que pareegoo ci mais ponk yi ñu ci jot a bind yu baree bari parce que livre boo koy bind dana am ay gàllankoor mais li ma bëggoon rek mooy xam bu livre bi pare lan lañ ci mën a jàpp ci jëmm ji c'est-à-dire lan moo ci war a mën a gën a frapper doomu aadama yi nga xam ne livre yi day nekk seen biir loxo lan lañ mën a jàpp ci Thierno Moule Sow ci wàllum kéemtaan ak ci wàllum kiiraama. Mais sama première question mooy bëggoon naa xam lan moo la motiver nga xëy rek ne da ngay bind livre ci Alaaji Thierno Moule Sow. jërëjëf Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziar waaw li nga wax rek motivation bi nee naa la dama ko seetaan ma ne kii lii muy liggéey nii warul nax saay te xam nañ ne moyen bi gën a wóor pour denc histoire mooy bind ko parce que bind dafay des te muy nekk liggéey bu am solo boo xam ne àdduna bi yëpp kenn waru ko réeree mbir waaye génération yi di ñëw itam war nañu xam kan mooy Alaaji Thierno Moule Sow ndax xam naa ni dinañu toog ñun yàlla daf ñoo may chance macha allah ñun ñu fekkee ko mais xëy na am na jamono ngi ñëw xale yi ñëw ñoom duñ ko fekkee te dinañu soxla xam kan mooy Alaaji Thierno Moule Sow lan la fi liggéey ak lan la fi bàyyi. léegi nag livre bi man bàyyiwuma dara sa vie depuis sa naissance son enfance jaar-jaaram lépp parce que dama ni su ma toogee di bind ci jëmm ju mel nii waruma bàyyi dara. donc jaar-jaaram liggéeyam fa mu tàmbalee naka la évoluer ba fii mu toll nii te livre bi su ma gisee ma jël ci sama temps damay kontaan parce que am na ay yeneen événement yoo xam ne xew na fi ma fekkee ko mën koo dugal ci biir livre bi mu nekk lu ma neex mais tamit histoire am comme li nga wane di wax géej la loolu xajul ci benn tome moo tax ma éclaté ko parce que en fait c'est une saga te xam nga ni saga boo ko déggee c'est une série boo xam ni mën na àgg sax ba 7 donc comme moom histoire am macha allah du jeex te man kii fas yéene ma koo bàyyi dama koy topp ndax mooy sama lépp kon dama koy topp rek livre bu pare rek ma toppaat ba ca des fi mu ne man bindalatuma kenn sama àdduna moom rek laay bindal pour mu leer waaw livre bu jeex rek dinaa bind beneen ndax saga la te saga moom xam nañ ne c'est une suite de livres donc amul fu muy yem bu soobee yàlla. voilà merci kon nag daanaka yegsi nañ ci cëppaandaw xam naa après dinañ jox sëriñ bi donc sëriñ bi yaa ko dégg wax na lu tax mu bind livre bi ak fi mu jaar ak difficulté yi nga xam ne jànkonte na ak moom déjà elle a parlé de 365 jours moi je dirais 365 nuits qu'elle a passé pour écrire ce livre ça n'a pas été facile laaj naa ko ne na yombul de pour bind livre ci yow du dëgg moom moo ko waxal boppam voilà nee na dañ na ci lu ne donc sans plus tarder sëriñ bi avant ñuy def la remontée symbolique dañ lay delloowaat kàddu gi par rapport ak moom li mu wax yëpp tey. waaw Oumy Ndoye da nga ne bind ci sëriñ bi yombul da ngay bind ñëw fekk ñu effacé ko ngay toog di jooy ngay bind ci sëriñ bi nga ñëw fekk nga bind ba teg ñu effacé ko lan ngay toog di jooy ak parensaay yu ñu lay yàqal loolu bëggoon na askan bi xam ko ndax ku mel ne Alaaji Thierno ngay bind ci moom ordinateur machine ñu effacé ko. man loolu dama ko mësul gis su ma la ne am naa carte mémoire am clé USB ak ordinateur damaa mujjee woon su ma bindee ci ordinateur bi copier ko ci carte mémoire bi copier ko ci clé USB bi pour su effacer fii ma am ko fee mais clé bi da ngay ñëw clé bi ñu ne la clé corrompue foog nga formaté ko donc mënatoo récupérer li ci nekk nga def carte bi can c'est-à-dire man li ma daj mënu ma sax toog li ko wax mais li ma doon jooy mooy guddi gi yëpp da ngay toog ngay xalaat am inspiration nga kontaan relire li nga bind sa xol sedd nga yeewu ñu effacé ko léegi il faut nga reprendre à zéro léegi coono gi ma doon daj ak li ma ñàkk nelaw bëccëg gi damay liggéey di jayaxu damaa sonnoon nag mais buñ ko effacé man coono googu ma ciy daj nar ko recommencé waat man loolu laa doon jooy wax dëgg yàlla. mais loolu nga doon jooy léegi ku mel ne Thierno Moule Sow yow nga gis jaar-jaar bi Thierno Moule Sow yëpp def ak ba ci dundam li nga laaj yaayam viwam yooyu yëpp ndax loolu yomb na kilifa bu mel nii nga xam ne jinne yi seytaane bu ñu nee Thierno Moule Sow ndax gis nga juddoom bi muy juddu si suñu yaay ji sax gisu ko àdduna bi yëpp dañuy muur seen bët jinne yëpp léegi ku mel ne kooku nga ne yow da ngay bind discours am jinne yi di effacé
est-ce que doo am yeneen kurtu carte yooyu jànkonteel looy gis lu lay attaqué ci livre bi ngay bindal sëriñ bi. yeneen courte carte yi si ay gént lay doon mais tey jii dama lay wax ne heure bu ma géntee ñu attaqué ma gént sëriñ bi ñëw défendre ma sëriñ bi ci jëmmaam laay gént mu ñëw duma leen. am na ci kenn koo xam ne moom da koo kuttu xam nga luy kuttu da koo kuttu dagg bopp bi sànni fële te nag boobu nag laa gëjee sax gént mais ay yaram yuy mettee ay c'est-à-dire au début dama ko doon woo di wax mais après dama ne noonu dama ko déranger maa jël sama engagement naa góorgóorlu rek te li ci gën a yéeme mooy damay tollu fenn ma soxla ci ay éclaircissement may hésité ma vocal ko ma bañ ko vocal ndax dama koy bañ déranger mu mel ni daf maa dégg damay jéeg comme dama abonné vidéo bu dugg dama koy gis damay seetaan vidéo dégg ko man li ma bëgg a xam mu koy wax mu mel ni man lay tontu ma daal di ubbi sama ordinateur bind li may bind dem sama yoon ma jigi noonu la doon def lu ma soxla ba xalaat ko fas ko rek moom daf may tontu ci vidéo yi dugg te ba tey jii nii bàyyiwu ko ba li ci jënd bi ngeen mujjee def am na ay éléments yu ma ci jël. En tant que talibé tamit bëggoon naa la ngay bind ci sa sëriñ macha allah lan moo la gën a frappé en tant que talibé ngay bind ci sa sëriñ ba sànq da nga wax boo xam ne dafa am solo mooy li may wax chaque jour sama yaay naa mën naa nekk ma ne ko kii moo ma gënal sama papa. wallaahi ndax ku taxaw ne nit samay yax su ma deewee samay yax la ma sama waa kër di laaj xam nga ne comme desaloo too ko daal. nga taxaw lu toll ne yow Thierno Moule Sow nit muy sër nga jox ko sa lépp ba ne ko yaa ma gënal sama yaay sama papa. kon loolu sori na. ma lay laaj Oumy Ndoye kon yow bari yëg-yëg nga am carrément bay jàkkaarloog Thierno Moule Sow bind ci moom loolu yombul ah. kilifa bu mel nii ngay bind ci moom. yëg-yëg bi ma am dafa sori ndax jëmm ji bi ma koy xam dama toll woon ci benn période sama vie période bu metti gisuma woon kenn waaye comme man du ma onk damaa toog sama ruq rek muñee ko yàlla te yaakaar naa ne muñee googu ma ko muñee yàlla xëy na yàlla moo wàccee yërmandeem boole maag jëmm ji mu nekk nag sama rempart te jour bi ma fi ñëwee bi ñuy def grand reportage Moustapha laaj ma Moustapha xaw ma ndax yaa ngi koy fàttali comme déet man dama ko ne jëmm ji bi ma ko gisee man dama am envie ñëw làqatu ci ay tànkam lii laa la wax ma toog benn jour dégg ko mu naan Moule daan de mooy làqu raw ma ne hasard amul man yëg-yëg bi ma am ñëw làqu ci moom mu ne kon moom turam mooy ku làqu raw nga waaw loolu jarul sant yàlla man aw ma ku sut kii ci kaw suuf képp ku taxaw man kii moo mën a gënal su ma ne defal ma def su ma ne bàyyil ma bàyyi su ma ne deewal léegi ma dee du ma sax réfléchir li may wax je l'assume ndax dofu ma jëne jàpp ma magum jëmm laa lii may wax je l'assume te ci télé laay waxee daf maa ñor te maa ko wax na ko àdduna bi yëpp dégg te kii moo ma gënal képp ku ma am ci kaw suuf pour muy leer. voilà donc def naa loolu leer na sëriñ bi dañ lay jébbal kàddu bi après li nga bëgg fii yëpp mu wax ko ci ay difficulté ay maanaam obstacle yoo xam ne jànkonte nag moom loolu nag yow yaa ci mën a tontu. waaw macha allah jërëjëf soxna Oumy Ndoye nekk grand journaliste bu mag comme ni ko doyen waxee jaaram ak lépp vraiment macha allah yàlla def nag mu gis ma bëggal ma boppam vraiment di ma wër ba yàlla def ñu gisante comme ni mu ko waxee jamono yooyu maa ngi si Cap Foire ma woo ko ba mu ñëw mu ne ma dama la bëgg a seet si ma ne ko kon mun nga ñëw ñu gisante mu ne ma nag tàmbali naa bind ci yow livre waaye nag damaa waroon jël ndigal ba pare mu ñëw wax ma ko ma ne ko amul benn problème parce que lu baax rek nga jublu mu ne ma nag vraiment gis naa li ngay def sentir naa la gëm naa la bëgg naa la te yàlla tax vraiment jox naa la suma bopp àdduna ak laaxira comme ni mu ko waxee parce que waxin la rek yaa ma gënal sama ndey ak sama papa loolu dafa fort waxin la pour ñi ñuy dégg xam waaw dafay laaj dégg-déggin loolu foog mu laaj dégg-déggin ñiy déglu macha allah mu nekk soxna su baax maa ngi nuyu doomam aussi Mouhamed ndeysaan mu nekk xale bu baax xale bu ma bëgg moo ngi ne saa yu ñëw fii day ànd ak moom mu nekk grand journaliste bu baax parce que nag nit ki aussi yëg-yëg rek lay waxe bëgg dafa fort rawatina mu topp ma nekk journaliste nekk intellectuel nekk bopp
doyen xam nga dara yàgg ngeen bokk fi ngeen di liggéeyee kon xam nga ne moom maanaam boppam bi am na lu ci ne kon bu demee ba toog ba yàlla may ko mu am ay bët gis sëriñ bi lu muy def ba yàlla dugal ko cofeel ci xolam mu ne daf may bind te bind Thierno Moule yombul comme nu mu ko waxee bëri na ci ay jafe-jafe day bind ñu effacé yooyu yëpp nag macha allah ay firnde la bind Thierno Moule Sow le xalif général des jinne le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde. waaw kooku boo naree topp jaar-jaaram di ko bind yombul foog nga ay xaaxaam foog ngay dëgg ci ay xaaxaam ngay dëgg ci ay dëj yombul ba mu ma ko waxee ma ne ko macha allah bismillah mu tàmbali nu mu ko waxee day bind def ci carte mémoire def ci clé ñu effacé parce que day am ay jinne yi nga xamante ne ay défaillant lañu mënul ñàkk ñu ñëw di ruube di ko sonal di ko tiital ak yooyu di ko indil ay jafe-jafe pour mu bañ a bind parce que loolu mënul ñàkk waaye mu am gëm-gëmam vraiment ak bëgg ak dëggu ak gëm ne sëriñ bi dama koy bind mu woo ma wax ma ne ko macha allah jàmm rek ngay am continuer chaque instant ñu sonal ko su bindee ñu effacé ko di ko def ay courte carte ak yooyu macha allah mais mu insister rek bëgg na gëm na xam na sëriñ bi li ko yàlla defal lu rëy la mu ne foog mu bind ci moom téere defe naa ne kon lu rëy la lu mu def ni tey bis bu rëy la lu mu ko waxee am na 1 an moo ngi sëgg di bind xam ngeen ne bind dafa metti nga concentré wu ci kenn viam jaar-jaaram di gëstu di xalaat di xool ñu ko jege yaayam ajaratu Mariama Kamara ñi ma jege samay taalibe di woo di laajte di ko suivre dafa metti ba pare am nga liggéey am nga njaboot loolu dafa metti vraiment ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm newoon naa ko nag ah macha allah li nga tàmbali soo ko bindee boo bindee Thierno Moule Sow ah macha allah adduna bi yëpp dinañ la xam waxoon naa ko defe naa yàgg na ci journalisme nee naa ko soo ma bindee adduna bi yëpp dinañ la xam loolu wax naa ko am na nag ñi nga xamante ne ñoo ma doon bind ay téere yu ndaw ay bind ay taalif yooyu ay sëkkër waaye lii da cee raw ndax lii téere la da ngay xool jaar-jaaru sëriñ bi nga bind ko kon nag maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm man taalibe noo mel ci man noonu laay mel ci yow soo may bëgg-bëgglu loolu kese ngay am ci man mais boo ma bëggee dem ba jeex ci man tàkk man tam ma jeex ci yow tàkk man noonu laay doxee du ma tirse taalibe nag boo amee noo mel ci sëriñ bi sëriñ bi jaral la lene nga jaral sëriñ bi lu ne parce que nit dalay woo ne taalibe la fekk dëgguwul intérêt la toppee wala dafa bëgg aajoom faju visibilité loolu gis nañ ko gisati ko waaye taalibe bi nga xamante ne toog na devant micro devant télé yëpp ne yaa ma gënal sama ndey gënal ma sama baay defe naa ne loolu dafa fort loolu waxin la dafa laaj dégg-dégg ñu xamal ko ne ñun tamit fa nga toll ci ñun ci foofu romb nañ ci yow foofu ñun dañoo jeex ci yow tàkk ndax ñun duñu tirse macha allah kon sant naa ko bu baax gërëm naa ko perte na temps am 1 an yaa ngi bind ci sëriñ bi di xool jaar-jaaram ak macha allah du ko rëccu nag kontaan nañ bu baax ci li mu bind ci ñun tey nag dafa def symbolique bi la indi téere bi pour def ko symbolique mais dinañ ko defar téere bi tiré ko macha allah def yi ñu ci war a def lépp gën a yaatal mbir yi su jaree ñu def conférence de presse ak yëpp ñu yaatal mbir yi mais tey mooy première tànk bi nga xamante ne dafa ñëw pour jébbal ma téere bi macha allah waaw tàccu leen ko macha allah waaw macha allah. Voilà, donc vous venez de voir en direct la remise symbolique des 150 pages tirées du premier tome de ce livre que notre consoeur Oumy Ndoye a écrit sur l'œuvre gigantesque du marabout. Et ça, c'est important. waaw gis ngeen ko lii du livre bi kese dafa am lu mu génnee ci livre benn pàcc la ci génnee xëy na sax du ma wax pàcc waaye maanaam 150 pages parce que livre bi premier tome bi ëpp na 200 pages mais daf ci jël 150 pages rek tiré ko nii à titre symbolique pour mun ko remettre sëriñ bi mais la ëpp moom la des moom moo ëpp li nga xam ne moom la joxe. Donc, en tout cas, vraiment, ça nous fait grandement plaisir. Et on félicite encore Oumy Ndoye pour, en tout cas, cette réflexion poussée, ce travail poussé, ce travail soutenu
pour écrire un livre sur cet homme multidimensionnel. Je veux parler de El Hadj Thierno Moulay Sow. Voilà, donc avec beaucoup d'émotion, vous le voyez sur les images, elle est en train de pleurer. C'est vrai qu'on a constaté qu'elle est tenaillée par l'émotion, mais surtout le plaisir d'avoir écrit un livre sur son homme, sur celui-là en tout cas qu'il a placé, en tout cas au sommet de la médecine traditionnelle. Celui-là qui a incarné en tout cas le professionnalisme, celui-là qui a incarné le savoir. Et je dis souvent, pendant 365 jours, 365 nuits, elle l'a consacré exclusivement à écrire un livre sur cet homme. Je veux parler de El Hadj Thierno Moulay Sow. Donc mbooloo mi ngeen tàccuwaat loolu vraiment alors donc remise symbolique baa ngi noonu te sëriñ bi li muy wax ne ku ko lebal ker mu fay la guddi defe naa ne lépp lu ko nit defal rek doo ko réccu parce que di nga gis njëriñ li. Et ce qui nous a fait grandement plaisir encore li ñu marqué mooy xëy na su fekkoon ne patient bu faju ba wér la sax bind ko ñu ne kii kat daf ko vivre expérience bi mais moom dafa gis sëriñ bi au départ elle était un peu sceptique mu jaaxal ko mu dem di ko gëstu. Donc loolu mooy particularité surtout moo tax livre bi am solo trop parce que yow da nga ko bind avec la conscience tranquille da nga ko bind avec la réflexion mais surtout encore en faisant des investigations en faisant des enquêtes yoo xam ne ni am na yoo xam ne sax soo koy def sëriñ bi du ko yëg mais da ngay dem jëlee ay information te xam nga ña ngay laajte dañ ko xam moo tax ñu jox la ay information juste et vrai nga mun ko consigner ci livre bi. En tout cas ñu ngi lay souhaiter une très bonne continuation vraiment di la féliciter encore pour lii nga def ni au moins tu as eu le courage de choisir un homme boo xam ne ni tey mérité na ko tey mu figurer dans la vitrine des hommes qui ont marqué l'histoire du pays. Je veux parler même de l'Afrique, au-delà de l'Afrique, je veux parler même du monde encore. Félicitations, concert. waaw génneel sëriñ bi nag xam nga moom day defante li ma naan ku ko lefal ker mu fay la guddi. Alors sëriñ bi aussi va remettre moom tamit d'une manière symbolique des cadeaux vraiment à notre consoeur Oumy Ndoye pour lii mu def nii Oumy. Oumy sa sëriñ day waaw macha allah lii ay badge la. waaw badge yi moom la ak doomam bi Mouhamed. macha allah badge yaa ngi noonu suñu doom bi Mouhamed. ak Mouhamed Rasoul moom tamit doomam. am na badjam sax. waaw badge yi da koy fanaanoo. waaw yii doog a ñëw la yii doog a ñëw la. macha allah. photo baa ngi nii yii moom moo ñëw tey defe naa ne bii photo bii daf ko bëgg Alseyni mu ne ma photo bii la gën a bëgg. bii laa doon wër dama ko bëgg. waaw macha allah moo tax ma ñu génne photo bi Alseyni mu ne photo bi daf ko bëgg. waaw photo bi gis nga photo bi bees tax la. gis nga ko photo bi moom mooy Thierno Moulay Sow dafa naturel. waaw dafa naturel. ma def ko sama fond d'écran. waaw Mindoy may indi ma commentaire ci photo bi. macha allah photo bi mooy Thierno Moulay Sow. macha allah lii am na solo photo bi mooy borom kun fayakun. photo bi mooy les frères rouges. dama ne photo bi li ci ne mbuut mi nekk ci photo bi yëpp dafa bari nee naa leen du lépp la ñuy wax. photo bi ci la Allah kuy génn. bi coow li bëree bi wax ci bëree ndax sax ànd ak ji bëri tubaarikàlla macha allah faiseur de malin di wax maanaam pisseuse de lii di wax macha allah ñëpp di wax photo bii moo leen fay. bii laa na jëwam allahu ay bëtam allahu kaalaam allahu bakkanam allahu bëtam allahu lépp allahu la photo bii dafa leeral lépp macha allah photo bii mooy baatin kii mooy Thierno Moulay Sow photo bu ngeen gis bii mooy Thierno Moulay Sow tàccu leen sama waa ji leen tàccu leen les frères rouges sama baat moo bañ waaye bu doon tey dina wàcc na mel ne su ko nam koole ba ca Banjul lan mastoom ci biir réew jàmbaar jaa ngi nii waa jaa ngi nii kii Sénégal xamuñu ko dañ ko war a xam kii ci bibliothèque yi fa ñu tudd ñoom Lamine Gueye di tudd li ma la wax ñoom xoolal di tudd ñoom Lamine Gueye dégg nga li ma la wax di tudd nit ñu baax ñi parce que kii jàmbaar la ci réew mi imagine lu toll na jinne fii réew mi ku fi tardé ku fi manqué ana dof ci réew mi ñi dof yi tax ci taxawaale ci mbedd mi di ñuy wax ci station nee na la jinne lu mu la fekkee da koy gën a yokk jinne lu mu la fekkee bu la fekkee ngay mandi da ngay gën a tërëf
bu la fekkee nga réew da ngay gën a dof bu la fekk dëgg la jinne moo kakataar ñooyam garab gu mu làmboog nduróog moom jinne moo kakataar ñooyam garab gu mu làmboog nduróog moom kakataar ku mu jub nduróog moom loolooy jinne lu mu la fekk da la koy gën a yomb bu la fekkee sax ngay mandi wala ngay def lu bon da la koy gën a renforcer kon nag Sénégal nañ jàpp jëmb ji kii nañ ko jàpp ndax day jeexaata weesuwul jeexaat ndax ku fekk jinne bi pénétré ci yaramu doomu adama nga fekkee ko li ma koy ci saa son nee naa ko parfois damay tiit su jinne bu am doole ñëwee parce que xamoo loo fay fekk ma ne ko sëriñ bi damay tiit wax naa ko li ci jinne ma ne ko da ngay gis jinne dugg si lu mu métti métti yuusu ngay wax taalal caméra bi mu daal di ñëw xamoo lu mu indaale nga jinne ñëw sa jàmbaar nga ñëw sa fit te jinne dafa bëri ay melukaan ñii safara ñii bukki ñii gole ñii segg melukaan bu ne la ñu am te moom muy doomu aadama mu koy affronté di jëflanteeg ñoom di ko rotti di leen duma di leen daan di ko dugal ci diine l'islam jaaraama les frères rouges jaaraama borom kun fa yakun jaaraama Thierno Moule Sow saw solution tey bat bee neexul tension bee wàcc waaye sama waa ji kon ma xuusee ña dana mel su konam kolle ba ca Banjul dina bëri bi jee merci alors toujours ñu continuer sur la remise des cadeaux du marabout vraiment à l'endroit de notre consoeur. Ça aussi c'est des porte-clés mooy porte-clés yi. macha allah léegi nag moom xaw ma am na oto xaw ma amul oto. waaw. amoo oto. oto damay wax rek. man xaw ma nag mën naa kaa wax. waaw dama. déedéet li nga ko laaj moo tax ma ree. fay la te question réponse. Mouhamed ay porte-clés laa Mouhamed sama doom. am nga wala amoo. waaw question réponse. question réponse. aw ma. léegi nag man jox naa ko porte-clés yi. man du ma ko jox oto de. waaye dana am oto. waaw xam nga lu tax ma ree. waaw man du ma ko jox oto. waaw. waaye danaa yabal lu ko jox oto. waaye leen tey waaye tàccu leen lii waay. waaw non Mouhamed. waaw sama doom. waaw. daf may ne yenn saa yi ma génnee ko mu doxantu wala ñu dem ma ne ko noonu damay bind livre sëriñ bi. benn jour nag mu mer fi bu ne ma livre bi daal war nga gaaw pare ko Thierno jox la oto ndax ñu ciy dugg di dem. moo tax ma ree. sama waa ji ku la leen. léegi nag porte-clés laa ko jox. porte-clés laa ko jox. ma ne jéegu kat kat ci ma ne kaw dalee ci kaw. ku la dana am gën a oto. nga gën koori. baatin la dana am oto. waaw tàccu leen lii. oto day ñëw. Caam Dogo LCS. daan na jël taxi di ñëw si Kambaaw. di fa tëdd di ñëw ak man di dafa mën émission. mu ne ma sëriñ bi damaa sonn ci taxi yi. ñaanal ma am oto. ma ne ko ma ne ko di nga gaare sa oto fii. Caam Dogo moom may déglu LCS Lamine Caam Dogo. waaw LCS. yaa ngi dégg mu ñëw foofu benn jour ñu yendu fa. ma ñaanal ko. benn jour mu ñëw fa gaare indi oto bi ba mu indee oto bi waxuma dara. mu gaare ko ci biti. mu ñëw yendu fa ba ngoon muy dem. mu ne ma sëriñ bi est-ce que doo ma gunge ci mbedd bi affaire yooyu. ma ne ko nañ dem. dama ko daan gunge ba ci buntu bi noonu rek buntu kër gi ma retourné. ma ne ko nañ dem ma génn ak moom ba ci mbedd bi. mu ne ma sa ñaan nangu na. ma ne ko loolu tax mu ne ma oto bi nga ma doon ñaanal moo ngi nii. mu ne ma benn ministre moo ma mu ne ma benn ministre moo ma woo ne ma ñëwal sama kër ma ñëw mu jox ma oto. moom nag dina am oto. waaw kay balaa at bi jeex dana am oto ci nu mu gën a gaawee dama ko ñaanal kun fayakun. ma ne lu ma ñaan yàlla def ko. lu ma ñaan suñu borom def ko. nee naa ko boo mu bindee téere maanaam Thierno Moule Sow moo bindee ne tama nuñ koy waxee ci ñu teggee ko ñaari boor pour mu leer yeneen may seetaan su amee oto dañuy dagg image bii nii boole ko ak image oto bi dana am oto day ñëw voilà léegi li amee envolé ka ñetti Thierno Moule Sow laa fi def xaalis la waaw Thierno Moule Sow waaw boole na ko ñetti Thierno Moule Sow amul ko ànd ak xaalis moo ci nekk lii tamit pour doomam la Mouhamed t-shirt Thierno Moule Sow
Soundiata Keita, pour Mohamed, il est très content. C'est vrai, il est très content en ce moment. Vous le voyez sur ces images. Machallah. Vous le voyez sur ces images. xool ko Badja mu ngi C'est son fils. waaw machallah Dégg ngeen ko xam nga xale kii déjà. kii tamit amagul bàkkaar. soxna Oumy Ndoye machallah bii tamit pour yow la lii yëpp baatin la nag. baatin la. baatin. waaw kay. sa sëriñ nga lebal yow. waaw loolu la nag man. ku ma lebal ma fay la. sëriñ bi man ba ma lay bind. waaw laa la ne addiya. te nag dina ute bu njëkk ak léegi dina ute. Baba Thierno pour muy leer man samay affaire loolu. Baba. dana am changement dana am yokkute dana am avancement ci kattanu yàlla. lépp nag yàlla ak waaw ma ne sama wax man li addiya laa ko def. dana guddee waaye du fanaan. déedéet xam naa ci dara de yéen ñëpp xam ngeen. xam nañ ci dara lépp lu ma wax day ñëw. sama wax day guddee waaye du fanaan. defe naa ne Ousmane Sam Russi Ousmane xam na loolu. ak ñeneen ak ñoom Gallo xam nañ loolu. la ilaha illallah Ousmane Sam si sama Russi. ñëpp xam nañ ma. man sama wax dina guddee waaye du fanaan. déedéet lépp nag ci yàlla ak yonente bi la. yàlla ak yonente bi saw nga wuy si da nga am oto. amiin yaa rabbal oto. ay waay ma ne du may génnee jënd oto de waaye oto. wax naa oto da nga am oto. jeex na kon man daal man signé tamponné oto. waay Seydi Sow man tema ko waaye lii moo tax ma ne ko jaarama Moule Sow yow yaa waral mbañ yi dun ñu reetaan jaarama Moule Sow yow yaa waral mbañ yi dun ñu reetaan jaarama si gàtta Keita bi léegi man Thierno Moule waaw kay bu ma la jaralee nga joxe sa bakkan man nga jaral ma joxe sama bakkan. boo ma ne deewal léegi ma dee. waaw Ousmane loolu la wax mu ne bu ma ko waxoon demal dee mu dem dee. ñoom Gallo noonu man bu ma la jaralee man ma ne la bu ma la jaralee nga dee man nga jaral ma man ma dee. te man du ma dee. dundal wéral amal jàmm Sow. dundal wéral maanaam amal jàmm. du ma sëriñ bi nga xamante ne dama lay. dig aljanna te mënuluma la fii dara sëriñ yi bëri dañuy dig seen taalibe aljanna te mënuluñu seen taalibe fii dara. ok te man nag ki nga wax sànq Cheikh Anta Diop. ñooñu ak man du benn. man doone yonente bi laa. gone man ak Cheikh Anta Diop du ñu benn. Cheikh Anta Diop écrivain la borom xam-xam la day bind ci histoire man ak ñooñu du ñu benn. ñooñu nii lañ jaar man nii laa jaar man kilifa diine laa man ca kaw laa ne man doonay yonente bi laa doonay mag ñu baax ñi laa man doonay mag ñi baax ñi laa ndax ki nga xamante ne sa bët allahu moo ci nekk Muhammad kooku ak Cheikh Anta Diop doo leen benn ñooñu bokkuñu ñooñu ay nitu aada lañu macha allah kilifa aada lañu man nag kilifa man duma kilifa aada man kilifa diine la kon ñooñu waruñu ma tëkkale ak Cheikh Anta Diop déedéet dëgg la macha allah kilifa la ci ñoom waaye man missionnaire laa ba pare kilifa diine laa man fi ngeen ñu xoolee yonente bi salaa salaam man doonay yonente bi laa doonay mag ñi laa waaw doonay mag ñi laa ndonay mag ñu baax ñi laa seen tànk laa jël macha allah. Thierno Moule Sow Soundiata yaa mën ñi yaa mën ñale yaa dominé. Thierno Moule Sow Soundiata yaa mën ñi yaa mën ñale yaa dominé. Thierno Moule Sow Soundiata Keita Thierno Gourou madame Sow la reine. Yàlla la dénk moo la dénk siru jinne ci àdduna dénk la presse dénk la bépp mule ñu sukk ci suuf jébbalu ci xalif général di sàkku ñaan di la ñaanal sunu wàlliw bi sunu tiitër gi
sunu saggi si jamono. jërëjëf. merci beaucoup Serigne bu defe naa ne loolu lu leer la effectivement tubaab def ne la répétition elle est pédagogique baamtu wax du mbari wax waaye leeral effectivement il y a de grands hommes qui ont marqué l'histoire de ce pays mais Thierno Moule Sow est différent de ces hommes. Pourquoi? Parce que on peut parler d'un ancien président de la République, on peut parler d'un ancien ministre, mais on ne parlera jamais d'ancien marabout. Thierno Moule Sow est un marabout, il restera éternellement marabout. Voilà. Donc sëñ bi defe naa am na beneen information tamit boo waroon jàllale de. waaw léegi macha allah moom soxna Oumy Ndoye avant muy nekk taalibe soppe la woon mu nekk soppe mu bëgg sëriñ bi yàlla def nag mu ñëw nekk taalibe jébbalu te bu rek nekk taalibe jébbalu ba muy bind livre boobu nekkul woon taalibe soppe la woon yàlla def nag mbëggeel ak taalibe ab dugg ko vraiment mu ñëw jébbalu gis ngeen lu ñu xewle day ñëw vraiment di woy di def lu ne ak doomam vraiment macha allah mu nekk grand journaliste nag léegi nag bés ni ki tey dañ ko intégré ci TMS TV macha allah. macha allah bés ni ki tey Alseeni bés ni ki tey ñu ngi ko intégré ci TMS TV Kara am ngeen gan doyen Moustapha Ngone Diop macha allah konaate waaw Alse Yatma kon nag bés ni ki tey moom tamit ci kër gi la nekk vraiment ngeen macha allah mu ñëw ci TMS ci kaw ci kanam ci lu baax waaye da nga gaare oto fii de. moom moo bind Thierno Moule Sow 1 an moom ma bind 1 an toog di ma bind waaw ma ne la boo pareegul man pareegu ma de soo parewul du pare. non waaw oto moom dana gaare fii leer na. waaw. Allô, merci donc sëriñ bi loolu la tubaab di wax cerise sur le gâteau bu ñu defar ba mu baax mu am lu ne tongu ñëw nekk muy bénéfice en tout cas merci encore. Après ces cadeaux nga indi nag beneen cadeau bu particulier mooy désormais Oumy Ndoye fait partie de la TMS TV et cela me fait grandement plaisir parce que dama wax ne hasard amul sëriñ bi hasard amul fenn parce que man quand je venais ici c'est bon aussi de le rappeler quand je venais ici c'était sur l'invitation de mon ami et frère Moustapha Fall à l'occasion de l'inauguration de TMS TV. Je suis venu, vous avez facilité mon intégration grâce à Moustapha. Oumy Ndoye, on a travaillé pendant plusieurs années à FM Sénégal, à la radio de Bekay Mbaye. Je n'ai pas effacé son numéro, on a continué à parler au téléphone. On s'est retrouvés ici. Tey yow dafa mel ni tey boolewaat nga ñu si ëtt bi ñu ngi lay gërëm di la ñaanal sëriñ bi donc mesdames et messieurs c'est sur ces notes de plaisir que nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois sur cette même chaîne. Merci et à très bientôt. Jërëjëf.